ñoom ñoo gën a xam ndax géwul mi ngi liggéey wala liggéeyul ñoom ñoo ko gën a xam toog na 9 mois ñu leen di fay ay salaire te nekkatuñu conseiller parce que ay arriéré la woon. leneen li mooy xanaa même bu dee ñun ni waa géwul la mais xanaa administration ak waa trésor du ñu nangu ñu ni géwul voté na budget ah ñoom ñu approuvé ko at mi jeex ñu ni géwul amul budget loolu waxu ko amul argument la. te tamit nag vraiment teggin sax moom mooy tax du ñu mën a wax du ñu mën a joxe qualification réelle bi ñooñu am teggin ay teggin rek moom moo tax duñ ko wax mais ñoom xam nañ te it nag ñun am na foo xam ne di comme di wolof di wax ko ne du ma la topp fu ngeen jëm moo sorewul ñun pare nañ ñoom ñoo ñëpp autant qu'ils sont ñu ñëw ñu toog ñu débattre argument par argument ñu ñoom dañuy wax ñu mën ko prouver duñ ko prouver parce que ay waxi neen la. foofu sax di ma may tuut bala nga may poser benn question ñu ngi wax naan Khalifa Dia depuis mu nekk fi gagné na ay nangami millions mais loolu dafa yéeme ñoom bu ñuy wax dafa mel ni duñu suuraal ni ndeysaan ëllëg day ñëw mais ñoom ñooñu ñaata millions la mu gagné ñoom bu dee ci noonu rek lañ koy calculer ak lan lañ ci investir ci dëkk bi lan lañ ci def am sa xaalis lekk ko yokk sa famille yomb na trop loolu ñëpp ko mën dem liggéey am xaalis ñëw lekk ko yokk ak sa famille loolu yomb la c'est Khalifa li muy def. moom moo extraordinaire moom moo tax neexul a gëm bu la yàlla mayul benn fatfu bi aussi doo ko nangu da nga koy jéem a tilimal loolu rek moom moo fi nekk de. waaw ñu waxal leen ne tamit dafa am suuf soo xam ne ngeen ko jël délibéré ko mais jox ko spécial vidéo suuf soo xam ne da koy dagg di ko jël di ko jox ñi nga xam ne ñoo nga nekk muy bu ñu si déglu mel ne yow di ko mel ne yeneen sàll ak bu baax quoi xam nga mooy li may wax Khalifa suñ ko doon délibérer suuf n'est-ce pas fii dañ ko war délibérer ci conseil municipal bi mais ñoom ay conseils ñu ngi seen biir nan wax kañ lañu mës a délibérer fii benn suuf ni lii pour Khalifa la amul mosul am xam bu nekkoon ne am na benn yoon sax ñu ni dañ koo yokk mais loolu dafa nekk loo xam musul am dégg nga li am mooy lii waxoon naa ko ci ay conférence yu passé mooy dañoo def suñu projet de lotissement ñoom neen sax lotissement bi amul lotissement bi indi na kayit yi si am yépp la neex mënu ko jël lii journal officiel ñun mënuñu koo fabriquer journal officiel u 24 novembre 2018 si la arrêté bi autorisé lotissement Géoul nekk mais arrêté bi ministre de l'urbanisme et de l'habitat à l'époque Diène Farba Sarr mi ngi ko signé le 18 novembre 2018 lii kenn mënu koo gis daal ne lotissement bi amul n'est-ce pas bi lotissement bi amee parce que bari na fu mu jaar ba yegg si fii parce que yi mooy étape ultime yi ñu mën la defal arrêté ñu ne léegi nag am nga droit def sa lotissement si dañu woote benn réunion fii ci conseil municipal bi par sous le contrôle des conseils yi toog nii ñu ne dañuy délibérer ci frais de bornage mooy ku nu jox parcelle ñaata ngay jox mairie bi ñu ñëwee ci proposition maire mu proposé 200 000 bi ko waaye ñépp àndandoo ni 200 000 dafa cher ci parcelle Géoul ñuy waxtaan am ñu proposé ay 30 000 ñii 50 000 ñii 100 000 mais ñu waxtaan daal ci gàttal ba dëppoo ci 50 000 francs comme frais de bornage biñ ci dëppoo ñu ne nag partie bi nga xam dañ koy viabiliser mooy fi ñuy wax ñoom ñu ne Khalifa comme noonu la demee partie boobu dénk nañ la ko pour nga viabiliser ko loolu demee parce que lépp délibération bu ñu def maire dafay dem war ko wéyal mais boobu conseil bi ñoo toog fi daal di léegi nag comme demee na noonu comme fekk si nga nu ci 50 000 yi partie bi ñu war viabiliser nañu ko viabiliser ci yoon danoo waroon jël ci budget commune Géoul xaalis pour mën a def viabilisation boobu mais Khalifa comme ni ñu waxee rek ak bëgg Géoulam ak bëgg def lu baaxam dafa ñëw ni bàyyi leen ma jël en charge totalement la viabilisation de cette partie di ko def ak xaalisam
moom mooy jënd carburant pour engins yi moom moo leen di fay ci xaalisu boppam may ko géewul Khalifa actuellement mënula wax fan la ban parcelle lay am ci lotissement bi. ndax mën nañu am ma ngeen ko dénkee ci liñ ci am ci mairie bi lay jëm wala fan lay jëm ci maa ngi ñëw donc ma dagg rek foofu noonu lim ciy def ci xaalisam daf koo may mairie géewul lu dëgg pour ñu def viabilisation mooy terrassement yi mooy fexe ba courant am fa fexe ba ndox am fa ci liggéey boobu la nekk su paree xam nga lotissement mi ngi ci morcellement yi def na ko ba pare su ñëwee dañuy toogaat fii nii woote conseil municipal daal ni viabilisation bi kat def nañ ko ba pare nangam lan ci def ci xaalis donc il faut ñu toog voter ni frais de bornage yu terrain viabilisé yi nangam lay doon maanaam ku ci bëgg nangam ngay jox mairie bi pour mën ci am xaalisu mairie bi demul ci loxo Khalifa Dia demul ci loxo Abdourahmane wala Badou Gueye wala Dieynaba Sall wala keneen ku mën doon mairie xaalisam yépp trésor la nekk n'est-ce pas trésor la jëm ku ci fay trésor ngay fay yow mii tey su la si joxoon benn parcelle su la neexee nga dagg paas dem trésor versé foofu n'est-ce pas donc Khalifa Dia amul fa lu mu fa am foofu amul lu ñu ko fa délibéré loo xam moom moo ko moom amul suñ ko viabiliser nag comme ni ma ko waxoon su ne nangam mooy frais de bornage yi bu boobaa doomu géewul bu bëgg ci terrain yooyu da ngay ñëw joxe li ñu délibéré ni frais de bornage yi nangam la am sa parcelle daal di tabax suivant critères yi nga xam ne définir nañu ko mooy ku ñu jox il faut nga tabax ko rapidement parce que dañoo bëgg mu teel a pare ku ñu jox aussi am na nooy defee sa ay plan ba respecté ko parce que dañoo bëgg géewul nekk benn ville boo xam ne ville bu moderne la bu neex a dëkk loolu moom mooy wax ji ni ma foofu mais encore une fois amul lu ñu délibéré Khalifa Dia ci loolu wala muy dagg di jox ku ko neex wala ku ko naqari loolu amul ñoom aussi suñu amee ay preuve ci loolu mën nañu ko indi mais duñ ko indi c'est sûr que duñ ko indi parce que loolu amul benn conseil buy toog fii ni man fekke naa bi doon délibéré nangam ci suuf si pour jox Khalifa Dia délibération depuis 2014 réunion conseil municipal bu fi am yàlla def na man maay convoqué mosuma convoqué réunion boo xam dañ naan Khalifa Dia la ñuy jox suuf mosul am. waaw li ñuy wax ci li nga xam ne mooy usine bi nga xam ne moo nekk fii. usine bi ñëw te ñoom mënuñu ne usine bi ci lii la fi ñëwee ci yan anam la ñëwee ci dëkk bi dañuy jël teglis ko fii xam nga ban intérêt ci dëkk bi am ba pare fekk suuf si ndax mën nañu am bu baax kay bu baax incha allah usine bi ñoom wax nañ ci lu nekk def nañ fi benn réunion ba tey ci loolu ci wàllu usine bi ñu ni waaw hôtel la Khalifa Dia moom moo ko moom ak yooyu mais demewul noonu usine bi dafa am ay partenaires yoo xam ne Khalifa moom moo leen am woo ma ni ma am naa ay partenaires yoo xam ne pare nan pour def benn usine fabrique d'aliments bétail géewul léegi nag loo ci xalaat man ko mais ñoom nan ñëw ñu toog waxtaan ba xam ban genre usine la ak yooyu mu wax leen ko ñu déplacé wu ñëw fii mairie ñun minoterie yi lañ fiy def boo xam ne day defar repas mais li ñu bëgg a def mooy suñ ko defee ba pare fii bépp emploi bu ñu fiy jël su amee waa géwul yu ko mën fii lañ koy jëlee xam nga gi mën nañ jël 40 emplois permanents lu mu néew ne dina am 40 nit yoo xam dañ leen di jël pour ñu fay liggéey ak ñeneen ñoo xam ni ay journalier lan ñu waxtaan mu ñu ni ma su fekkente ni aussi 40 yooyu mënaguñ ko am léegi nii dañuy jëli ñeneen ñu ñëw di leen former ba ñu mokkal ñooñu dem waa géwul des fi di fi liggéey boobu temps dara xewagul man ko bon mu ne waaw ma woo Khalifa ma ne ko Khalifa lotissement bi validé nañ ko ba pare mais am na benn partie boo xam ni 4 hectares la bu ñu délibéré woon pour centre de formation man ko centre de formation bi ak usine bi objectif bi benn la centre de formation da nga fay former ay ndaw yoo xam ni pour que ñoom ëllëg ñu mën a am xëy mais soo amee loo xam ne da leen di may xëy ba pare former leen boobu mu ëpp plus-value man comme 4 hectares la woon te ñii 1 hectare la ñu soxla su fekkee ne d'accord nga si comme l'objectif est le même mën nañu woo conseil bi ñu délibéré ci loolu jox leen suuf boobu mu ni d'accord ci leen woo conseil bi fii benn réunion vote budget man mii sa boobu man maa toog expliquer usine bi lan la ak yooyu te ñëpp d'accord ñu délibéré leen ñu ngi naan dañ leen a jaay suuf
Géewul depuis ñu nekk mos ñu jaay benn nit suuf ñooñ bi leen délibéré danoo dem fay frais de bornage yóbbu ko trésor ak seen ticket trésor xaalis bi jaarul sax ci ñun. c'est ça donc loolu ci kii bi la donc ñoom ñu dem fay ñu ñëw ñu délibéré leen ñu jaar fi ñu war jaar lépp ñoom parce que des après ñoom suñu leen délibéré ñoom ñu dem wuti seen ay papiers yeneen yi des yëpp pour mën def seen usine du dégg mais ab dëkk li koy gën a soxali mooy mu am ay bërëbu liggéeyukaay tey commune yu bëri bëggoon nañ am usine bu mel ne ñu am commune yu bëri bëggoon na ko am mu nekk usine bu moderne boo xam day jël ay nit te xam nga boobu mooy bi ñuy wax rek mais usine ba muy commencé di tabax ak suñu joon yàlla tey waa Géewul rek lay jël ñu fay liggéey tey jii nii soo fa demoon ñaari nit nga fay fekk ñu dëkkul Géewul muy ki nekk directeur usine bi ak ki fa yor wàllu électricité bi mais ñeneen ñi si des ñépp ñu fay liggéey bu dee maçon yi entre Géewul la ngay jawaar kiir dëkk bu rëy am na ñu fa nekk nii actuellement di garder usine parce que commencé gul ñoom ñëpp mboolem seen Géewul lañ jóge récemment je parle sous le contrôle de Dieynaba am na benn secrétaire bu ñu doon jël Géewul gii la dëkk mais loolu xewal la pour Géewul xam nga dafa am loo xam ne nga baal ma yow ak Dieynaba mais alalu pël li ñuy tuddee alalu pël mooy nga yor lu bëri te doo ko jariñoo yor suuf si bàyyi ko noonu muy tàlli rek te doo ko jariñoo loolu moo pël bi yor ay nagam yor bant romb si rek dama pël yi baal sama mbokk yi te duñ si jariñ ñoom ñoo yem ñun dañoo fal pour ñu développer Géewul suñu falee pour ñu développer Géewul danoo am benn vision maanaam benn gis-gis boo xam ni dañ koy tëral gis-gis bi soo ko doon tënk mooy rek fexe ba Géewul naat pour mu naat il faut nit ñi am ay xëy au-delà de l'usine am na yeneen dispositifs yu ñu teg pour que nit ñi mën a am ay xëy te ñu ko si am mooy fii ci biir mairie bi am na ce qu'on appelle le bureau économique local bureau boobu dara lu ay mission lu fexe ba sunu étudiants yi ku ci jàngi ba ñëw soo defee mën nga ñëw biir mairie Géewul am fi stage d'immersion te dañ ko doon wër mu jafe wala nga ñëw am nga sa métier ñu jàppale la ba nga am liggéey xam nga tey jii am na ñu fa jóge ñoo xam ne am na liggéey ñu jóge fii ci bureau bi bureau économie locale bi am ay liggéey donc loolu noonu moom moo tax ju ne yooyu noonu ku koy wax da nga dul sax xam man am naa ay xarit yu bëri yoo xam ne bi ñu seetaanee conférence de presse bi mais dañuy ree ni ma ñii ñoom fan lañ dëkk ak li ñuy wax nii dafa cohérent wul quoi beneen bi mooy waaw sa àddi leen xeer tuuti boo seetaanee seen vidéo bi mais da nga leen di gis ñoom ñëpp danoo mer mais vraiment man la nag waa Géewul ñaawe wunu nii quoi waa Géewul ñu rafet la mais ñi ngeen gis ñi waa Géewul mel nu noonu quoi ñii danoo mer moo tax ñu ñaaw ko li nga xam ne moom la état bi def ci ngeen di bëri ci politique yi mel ne chapeau bi ñu wax fii ak police bi ak sànq bi ngeen kii fii état bi moom moo koy def ci commune bi yéen ngeen bëgg ci basé bu ko politique ne yéen a ko fi def yow da may yokk gàcce quoi da may yokk gàcce ñoom ci leen wax Alpha wax leen ñoom ni leen nan fàttaliku ni mairie bi c'est un démembrement de l'état maanaam mairie bi ab bànqaas la bu bokk ci état bi yaa ngi dégg am na ci loo xam ne état moo ko war a def de mais état defu ko sapeur pompier bële la effectivement service de souveraineté la mais bu Géewul état bi defaru ko Khalifa Dia moom mooy def tout ce qui est approvisionnement en matériel ciment suuf fer loolu aussi am na ay commerçants yu nekk fii ci dëkk bën koo seede yaa ngi dégg waa sapeur commandant bi dafa envoyé ay ouvrier yu nekk ay sapeur pompier mais seen fi nu dëkk la ñuy lekk Khalifa Dia moo ko jël en charge état bi dugal su état bi li mu nu may mooy nu caserne sapeur pompier te bi mu ko koy may def ni ko su ngeen amee fan ngeen koy def ñu jox leen ko ñu ñëw fekk fi foyer de la femme bi. donc li mu doon wax ma ni caserne bi ba répété waat ko mooy Khalifa bi nu falee le ministre de l'intérieur daf fa dem fa tase ak kilifa sapeur pompier mu ñaan leen caserne sapeur pompier ñu ni ko su fekkee am nga foo ko def mën na la ko may mu ñëw ñu waxtaan si mun ma gars yi dañ fay war a ñëw ci biir semaine pour xool fan lañ koy def man ko mais ñun fekkoon dañu ngi doon defar foyer de la femme bi presque pare na nan leen yóbbu foofu bu fekkente ni baax na ci ñoom ñu jël ko bi leen fa yóbboo ñu ñëw daal ni fii baax na waaye nag il faut am ay travaux yu ñu ci war a def
il faut am ay travaux yi mooy ñëpp xam nañ ni caserne sapeur pompier dina am benn abri boo xam ne fa la seen oto yi di nekk en général benn mbaar lay doon fu ñuy dugal seen oto yi ñëpp xam na dina am waañ bu ñuy toggee ñëpp xam na dina am poste police maanaam boo duggee ñi ngay ñëkk jot ak yu demee noonu ak yeneen commodité yoo xam ne parce que ay nit ñoo fay dëkk Khalifa moom moo jël engagement ni mën naa ko réaliser ñu ni ko ah bon mu ni waaw ñu ni ko kon ñoom dinañ la envoyer sapeur yu ko tabax mais lépp lu jëm ci matériel suuf ciment fer ak béton yow yaa koy indi yow yaa leen di wutal aussi fu ñu dëkk sapeur ñu ngi dëkk fii ci centre bi yow yaa leen di yor añ reer ndékki loolu mairie bi def ci dara Khalifa Dia moom moo ko def bu dëgg rek day dëgg ñoom ñu ni dañuy accaparer réalisation état bi mais loolu ñàkk xam la état bi fépp la war def 557 communes yi fu si nekk état dafa war a def la fa nekk mais su fekkee ne état bi deful fépp ñëw ba géwul gi mu fiy def loo xam ne ay communes yu mag yu nu ëpp doole bëgg nañ ko am te mën nu ko am loolu dafa am rek lu muy tekki li muy tekki mooy ki jiite commune bii nii nelawul te it mi ngi daw ci gannaaw président de la république di daw ci gannaaw ministre yi pour di jël ci projet yooyu di ko indi fii nii mais mairie rek la lamp yi ñuy wax ni mais lamp yi amul fenn ci Sénégal lamp yi nekk ci kaw route nationale bi amul ba fii ñuy waxee yow amul benn commune bu am lampe bii nii su Khalifa demee lijjanti ko ba mu ñëw fii wala mu lijjanti caserne sapeur pompier te ñun ñu nekk simple commune nekk ñu sax chef lieu d'arrondissement ça veut dire que maire bu mel noonu la ñuy wut parce que maire mook boroom kër ñoo yem du rek bu dee boroom kër bu fekkonte ne ku bay rek da ngay yem ci li nga bay rek dunde ko kon ñun ñëpp dañuy toro danaa la da ngay bay ba pare dem wuti leneen lu mën a mottali lu ñu am fii ci dëkk bi donc Khalifa Dia li muy def mooy di jël alalu boppam di ko def ci dëkk bi di dem di seeti gouvernement bi ak ay partenaires ñu ñëw indi ko fii centre de santé bi ñu naan ay PASD moom moo fi def mais PASD dafa am lu mu indi 70% la indi ñu doon laaj 30% yooyu ñu doon laaj wax nañ ko fii conseil municipal amul benn doomu géwul bu jël 1000 francs sax ni ñun mën naa ko ci contribuer Khalifa Dia moo jël 75 millions yi ci xaalis boobu daal ñu koy jox ñu mën a am centre de santé liñ fii def nag doyagul bëri na doyagul ñoom su waxoon dañ su nekkoon dañ géwul kat li ñuy def mën nañ def lu ko weesu loolu dañ ci ànd ak ñoom waaye kanta defuñu fi dara loolu mënu ci ànd ak ñoom leneen li mooy on a beaucoup de projets foofu laay terminer am na ay projets yu bëri yu taxaw di yoo xam ne lu ci bëri li ko gaar xaalis dong la ak xam-xam ñoom ñooñu ak mboolem kuy doomu géwël ku ci am xam-xam idée bu baax wala nga am moo xam am bi matériel la wala xaalis la ah wala nga mën a lijjanti boole commune bi ak ñeneen ñu ngi leen di tàllal loxo pour ñu ñëw parce que commune bi ñun ñëpp ñoo ko bokk du commune Khalifa du commune keneen ñun ñëpp ñoo ko bokk te li ñu war liggéey du pour ñun ñii suñu ay doom ak suñu ay sët lañu war liggéeyal ba nga xam ni ñoom seen nekkin gën suñu nekkin. waaw kon ma nuyoo waat rek di nuyu waa géwul yépp nag boole ci kilifa diine yi kilifa aada yi suñu notable yi suñu responsable yi maa ngi nuyu ñëpp encore une fois dama doon wax Abdourahmane suñuy expliquer puisque ay allégation la comme li Badou wax léegi nii rek ay prétention la ay affirmation la mais comme li muy wax preuve à l'appui daf ciy am solo ñun soxlawuñu su ngeen dee seet ay document wala dara lu ñuy bind nii pour mën a tontu ci li nga xam ni moo fi am puisque li ñuy wax nii lu ñu maîtriser la lu ñu xam la duñ fi wax dara loo xam bu ëllëgee buñ ñu ko laajee ñu ne damaa foogoon wala dañ maa waxoon defe naa ku dem ba ngay wax war nga am source sûre boo xam ni foofu ngay jëlee say information wala boog ka lay informer nay retourner à la source moom it di wax loo xam ni moom mooy nekk puisque comme li Badou Gaye wax nag dañ leen koy nangul de nous sommes en démocratie ñoom dañoo am libre expression bokk ci dëkk bi war a mën a xool am droit de regard ci dëkk bi wax li nga xam ni moom moo nekk ci dëkk bi bu laajee apporter ay éclaircissement defe naa ñun loolu lañ fi toogee dañu war a nekk lanterne géwulwaay yi leeralal leen looloo tax ñu teg ñu fi. Badou Gaye waxaat lu am solo état di jël ay compétence am di ko transférer am loo xam da koy téyel boppam du ma ci delluwaat puisque ñoom leeral nañ ko mais compétence yi ñu transféré
elles sont au nombre de 9 man li ma yor ci la bokk puisque damaa waxoon Abdou sooy wax bàyyi ma man sama domaine man ma wax ci mais du moment que moom bâtir na benn brèche ba finalement jël na lépp defe naa jaratul leeral ñu koy def damay fàttali nag amoon na fi Abdourahmane benn période bu ñu defee woon benn forum fii au niveau de la place publique monsieur le maire jiite woon ko ñu woo président commission yëpp ak membre conseil bu Géoul ñëpp ñëw toog population bi toog jàkkaarloo ak ñun ñu présenté joxaat kàddu gi population bi ñu ñuy laaj ñuy tontu man jour boobu soo dee seet affaire santé dafa mel ni maa gënoon a bëri ay questions te yëpp ñu ngi ci doon répondre te boobu dañu amoon tam présence su personnel u centre de santé ba foofu kon foofu bu ñu fa doon wax loo xam ne du dëgg rek dinañ ñu démentir ci saa si li ñu contribuer nag ci li nga xam moom mooy wàllu santé defe naa Abdourahmane wax na ko man damay woo nit ñi ci ñu ñuy gën a ñaax ci ñuy def forum te ba pare ñuy ñëw vers la structure nañuy ñëw ci fii bu ñu bëggee xam dara nañuy ñëw fii lu ñu fi liggéey dañuy jël PV boo bëggee xam secrétaire municipal bi mi ngi fi boo ko laajee lu jëm ci li nga xam ne ñun ci loolu la ñuy liggéey fu ñu ci toll mën na la koo xamal puisque ñëpp a am droit à l'information ñun duñu def rétention d'information ba tey nag ma ni démocratie itam dafay permettre ku nekk nga wax li nga bëgg a wax mais nag booy wax tamit da ngay fàttaliku ne léegi lu bari dafa changé bu njëkk ba mënoon nga wax dara rek nga bàyyi noonu ñu toog ne la yow yaa fi waxoon lii nga miim ko te du jariñ dara wala du am nit kook du ñu am leneen lu ñu lay tegal mais léegi fàttaliku leen depuis ñu am ay nouvelles technologies yu avancées dafa tax nit ñi léegi ku wax bu yeboo na nga wax loo xam bu ñu la waxee dellu ci nga mën cee delluwaat puisque VAR yi ñu ngi fi te loolu moo waral ñu ànd ak monsieur le maire mu tàllal loxo rakkam bu ñuy wax Magay Gay dem foofu man ma nekkoon fa ñu am propos yu ñu fa tenir maire tontu mu safaanu nit ñi jël ko utiliser ko contre moom man nag foofu li may saluer rek mooy grandeur am man xaw ma damaa rëy laa ko de xaw ma sama fierté parfois man daf may kii man am na loo xam ku ma ko bëgg a wax dellu ci dama naan nañ ma rey mais duma ci dellu mais moom mu am wax ba pare nangoo dellusiwaat waxaat ak population ne leen damaa juum maa ngi leen di wax ngeen baal ma maire buy toog di xas ay population c'est parce que da ngaa xamul lan la sa population jariñ te man fii Géoul ba ma fi dalee da laaj ba tey ñu ngi ma koy jox moo tax may inciter tam beneen groupe bi li may wax rek nous sommes en démocratie dañ leen di concéder li ñu wax mais tamit nañu def comme ñun man Dieynaba Sall laa wax de maa ngi ci mairie bi am ndomba tànk bu ñu ma takkal xaw ma kañ la mais dinaa liggéey ba sama mandat di jeex wala sama mandat mairie jeex mais nag bés bu jeexee ba ñu ne waat dañoo bëgg a laajaat man dinaa gore ba bés bu ma laajee waa Géoul jël xool ni Dieynaba kat doyatuñu ñi ànd ak monsieur le maire doy jox ko keneen wallaahi maa ngi koy waat fii ni dinaa maandu bu boobaa te dinaa yem fa ma war a yem ci gestion ba nga xam ne ñoom moom la ñuy mëne def nag li nga xam ne man loolu la ma sama droit de citoyenneté sant puisque boo xoolee am na loo xam ñu ngi koy def te jarul di ko wax ci kaw puisque Barou Gueye dafa wax lu am solo ci boppam te defe naa li mu wax noonu c'est à l'image de nous trois mbubboowuñu dara tiitaroowuñu dara mais yàlla comme li Xalifa wax du maye lépp nañ ko nangul loolu yow soo waxee nga dellusiwaat nga ni man yàlla may na ma xëy na du maye lépp ci sama communication damay wax sax yenn saa yi bëgg a wax li nit ñi déggee ko neneen mooy su ma paree rek ku nekk da ngay approprier samay wax comme ni mu la neexee mais moo tax nag tamit booy wax na nga xoolaat bu baax li ngay wax ba buñ la nee lii yaa ko waxoon nag nga nangu ni yaa ko wax ñu nangul ko nag waaw ñu nangul ko nag que ni l'erreur elle est humaine te defe naa nag kuy nit loolu war nga koo nangul sa morom léegi nag Alpha loolu nga ma laaj moom man damay sawar damaa bëgg rek bés boo demee fu mel ni Bandañ nga laaj Anta Seck moom mooy responsable des femmes boo demee Ngourane nga laaj Maodo Diop mu boole ak responsable des femmes man damaa toogoon nekk ci biir campagne Salimata Diop Dieng ñëw ma recevoir ko ci fi ñu naroon def maison de la femme te ñu dippee ko de ji caserne de sapeur pompier bi léegi bi ma ko recevoir mu wax ñu wax ko la ñu bëgg abi mooy section féminine mu jël discours ba lire ko moom mu digoon ñu ko foofu bi mu ñu ko digee foofu mu demaat ci yeneen dëkk digaate fa ñun jour ba ñuy joxe xaalis bi man notification kese lañ ma jox puisque j'étais la représentante des femmes de la commune de Géoul notification lañ ma jox de foofu mooy wane ni yéen ñi ministère bi nee na dina leen jox 10 millions mais loolu laa yor mais dañ ne chèque lañ ma jox man dama recevoir la ay visite yoo xam ne finalement mënatuma woon comprendre ñu ne dañ laa jox 10 millions yow lañ ko jox pour nga séddale ko
ma jël ko ne Abdourahmane est-ce que duma ko photocopier ngeen jël bi archiver ko man ma plastifier benn bi ku ñëw rek ma won la lii ndax lii kenn dina ci jël xaalis mu ne effectivement dama ko delloo si fii à la mairie mi ngi fi mu denc ñu dem ba ci biir mu am leneen lu xew lu ñu dab muy Covid bi soo seetee secteur économique ñëpp laa la wax paralysé xaalis mënatul a génn ñu ngi doon def plan de résilience wut xaalis fii pour dimbale waate kii monsieur le maire daal di ànd ak ñun man loolu kenn ne dama ànd ak moom sama oto lañ dawal dem ba ci ministre du budget 100 millions yi nga xam moom la dimbalee au niveau national chèque ba ca ña ko téye di ca fotow bokkoon naa ci kon man suñu waxee ni que ni kii xëy na dafay tiitaroo alalam wala du dimbale waate waaw mais bu ko neexee man de man jeena ba du ma xas kenn ndax defaloo ma man sa alal àll su ma ko bëggee soo ma ca joxul tam dama naan sama wërsëg moo ci nekk mais duma la ci mës a xas man xam nga foofu lan laay gëm man it takk sama lafu sër yi dem liggéeyi man it selon ni ma ko mëne pour am ndax man defe naa ni lu tuuti te barkeel moo gën lu bari lool ne gàññ te la yàlla xam doy na léegi nag àll 10 millions yi ñun suñu xaalis ñëw na woote waat naa réunion fii à la mairie sous la présidence de Abdourahmane avec les femmes wax leen ni xaalis bi ñëw na def leen des groupes de 5 ou des groupes de 10 du ñu financer individuellement puisque ministre bi nanguwu ko ñu jël xaalis bi dugal ko ci benn mutuelle boo xam ni Fadeg Nord la tudd mooy bi Farba Diouf di présider léegi nag ñun la ñu ministre ba waxoon boo demoon tey àll di leb ci xaalis bee ca Farba ci sa turu bopp dañ lay jox avec un intérêt de 12% ñoom seen xaalis ministère dafa ne comme li ñu joxee DER bi un intérêt de 5% appliqué leen ko ci sama projet yi nga xam moom laay jàppalee jigéen ñi àll am na ñoo xam du ma tudd seen tur fii mais yéen fi ngeen dëkk sax la am na groupement yoo xam tey jii soo demee gis seen njiit bu ñu waxalee yàlla rek lebal nañ leen ci xaalis bi appliqué leen 5% liggéey nañ ci 6 mois yi ba delloowaat nañ ko te xaalis bi ma ngay rouler ñoom dañoo bëggaat ndëgam xaalis bi dañ ko faa dugaloon bu ñu lebati ñu leen di defal 12% te loolu tamit arrangé wul mutuelle bi dañ ñoo woo nañu ñun mënatuñoo leble à 5% ma ne Abdourahmane dañoo am ligne de crédit nañu renouveler waat suñu convention ak mutuelle bi ne ko tant que xaalis bi ministre bi joxoon moom mooy rouler nañu appliquer le même taux que li précédé woon ci loolu lañ nekk nii Abdourahmane waroon dem gis Farba pour ñoom ñu continuer te nag laajteel du Kébémer jot na du Ngourane jot na kenn jotul ñun nag su suñu maire amul woon ay pexe ba toppal ñu ci Ndeye Saly mi nga xam ne ñëpp dégg nañ dañoo amoon ay relation puisque tase woon nañ ci benn boîte di fa liggéeyandoo kon defee naa xaalis ba du ñëw. jërëjëf ñu ngi santaat yàlla bu baax parce que moom moo tax lii mën a am ñu ngi leen di sant aussi yéen waa Gueoul Art TV bu di sant bu baax sama naataangoo yi Dieynaba Sall madame la haute conseillère ak Badou Gueye deuxième adjoint au maire ñoom ñaar ñëpp nañu nekk ñuy liggéey bu baax ci liggéey bi li ñuy tëj suñu waxtaan bi daal mooy képp ci dégg loo xam ne neexu la ñu ngi la koy jéggalu xam ne ñun li ci jublu woon mooy comme li ñu doon wax rek leeral ak gindi aussi askan bi ñu mën a xam dëgg gi fan la féete leneen di si des nag Badou wax na ko Dieynaba Sall wax na ko dañuy wax ni Gueoul ñun ñëpp benn lan koo fi waxal lu ñaaw jàppal ni wax nga ko sa bopp te ñu jàpp ni di gënoon rafet mooy même bu fekkonte ne lu ñaaw dafa am sax ñu war ko mën a waxtaane suñu biir moom moo gën a rafet moom moo gën a nekk sutura waxantuma laa ne ba nga xam ne lépp fii macha allah du rafet rek moom moo fi am moom moo tax ñu nangu ñu nuy auditer ñu nangu tamit di exposer lépp loo xam Gueoul moom moo ko moom parce que ñun diñu yitteel conseil municipal bi ak équipe bi ànd Khalifa mooy def le marketing territorial de Gueoul maanaam fexe ba fii ak ay at Gueoul bokk ci communes yi gën a développé ci Sénégal te loolu pour ñu def ko mboolem ku dëkk Gueoul wala bokk sa xol nangu Gueoul fes si ñu lay woo pour nga ñëw ñu liggéey ko parce que liggéey bi yaatu na moom moo gën ñuy wax comme ni ko Badou waxee wax jotagul bu demee ba élection yi ñëw kenn ku ne am nga loo mën a wax bu boobaa nga wax ko mais ñun dañu mës def ba léegi moom lañ def kenn du dégg ñu xas kenn du dégg ñu saaga kenn Gueoul ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko war a liggéey pour mu jëm si kanam lépp lu ñu fi def aussi ci lu baax dañ koy sant yàlla lépp lu ñu def loo xam ne jaadul aussi ñu xam ni matadi nit la loolu dañ ciy dugal monsieur le maire Khalifa Dia di ko sant moom aussi di ko wax comme li ñu kilifa yu bëri yi ñu woo wax
mooy wax leen Khalifa Dia loolu wax nan ma ko man wax nañ ko Dieynaba Sall wax nañ ko Badou mooy wax leen Khalifa Dia ni ko lii bu mu tax mu découragé su doon def benn na def fukk bi ma ko waxee mun ma même man intention boobu laa am gis nga coow bi muy bëri fii gars yi di wax ak di wax moom ma ngay Dakar di lijjanti ndox mu indi géewul ñu ngi lijjanti pour tey jii nii may wax am na ay quartier fii ci géewul yoo xam seen courant ma ngay yokku loolu lu palpable la lu nit ñi mën a lu mën a gis mën a teg seen loxo donc loolu la ñuy woo nit ñi ñaax leen ci ñoom ñëpp ñu àndandoo joxante loxo liggéey suturaalante te xam ne àddina bi jeex na ba pare lu fi waay def jàppal ni yow sa bopp dong ko def bu dee lu baax la sa bopp la bu dee lu bon la sa bopp la ñu ngi santaat ñëpp kilifa diine yi ñu leen di sant di leen gërëm parce que xam na ne ñoom it am nañ gêne parce que sa ñaari doom wala sa ñaari mbokk bu nee xeex léeg-léeg pour nga dugg si day jafe comprendre nañ leen ñu ngi leen di jégalu ci lépp loo xam ne lu dul noonu la di ko jégalu mboolem ku dëkk ci géewul di sant tamit nag ñii nu wan seen soutien ñëpp wan ko monsieur le maire ba tax na tey affaire bi amul benn problème dañ cee sant yàlla dañ doon wax sax ni lii bu njëkkoon xëy na naqari woon nañu mais léegi daf noo neex trop parce que di ci fi mu mujjee moom moo neex donc loolu la ñu amoon lu ñu ciy wax di sant sama ñaari naatangoo yi di wax tamit nga may ma nga génneel ma lii mooy ñun groupe lan ñu bëri li ñu def nii mën nañ ko def waaye ak contexte bi nu nekk nii mun nu woo ay nit ñu bëri ñu ñëw fii mun nu woo ñu war a mën a wax ñëpp ñu ñëw mën a wax moo tax ñu si bëri dañ leen jégalu ñeneen ñi waxalu leen ko sax xam ni contexte bi la xam ni aussi luñ fi wax ñoom lañ ko waxal ñoom aussi buñ fi toogal luñ fi wax ñun lañ ko waxal loolu donc moom moo tax ñu jël format bi di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mbas mi yàlla na jóge ci àddina bi yëpp bi jaay seydi wujud ala min shuhud amin amin jërëjëf